bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar ci bés bu tëdd bi nga xamante ne mu ngi ñu fekk ci pays bi nga xam mooy Medina Baye liñ ko baaxoo ak yéen rek ci direct yi ñu def ci waxtaan yi aju ci gàmmu gi te ñu ngi fi ak ay kàngam yoo xamante ne dañ fas yéene waxtaan ak ñoom ci lu aju ci crise yi ak conflit yi nga xamante ne umma bi mos na ko di jànkoonteel te itam mag ñu baax ci fi nekkoon daan ci dugal lool seeni xam-xam ak seeni loxo bu bokk ci nag Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nga xam ne itam contribution am mu ngi fi ñëpp nangul ko te itam mu ñu koy suuxat fii ci kër gi nga xamante ne daara yaa ngi fi te nit ñi itam ñu ngi wéy di wut solution ci li nga xam ne mën nañu duppee ay crise te mos di yëngal li nga xamante ne mooy umma bi jàngaleem foofu ak taxawaayam buñ ko daan natt tey ñu ngi ci prix ay kàngam yoo xamante ne ku ci nekk am na foo mën a tàmbalee ci géej googu nga xamante ne itam boo ko daan xuus du gaaw a jeex tax tey jii ñu toog ak ay nit ñoo xamante ne jàpp nañ ne liñ ci war a indi mën naa wanewaat yoon ci jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi dal ci umma bi nga mas ta ñàkk solution ci bëpp crise boo xamante ne agsi na maa ngi fi ak ki nga xamante ne mooy kii di Babacar Abdoulaye Niass Babacar Abdoulaye Niass maa ngi lay nuyu. jërëjëf nuyu mboolem téléspectateur yu Walfadjri ndokkale umma islam yëpp gannaaw bu ñu jiitalee ci loolu di ziare ndokkale xalifa bi ak ay rakam ak mboolem jërëjëf Cheikh Babacar Abdoulaye Niass maa ngi fi ak Cheikh Ibrahim Ba Cheikh Ibrahima Ba itam nekk gëstukat ci fan woowu te itam xoos lu bëri ci njàngaleem Baye ci lu aju ci solution yi ñu wër ci wàllu crise Cheikh Ibrahima Ba maa ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdu mutlaqan li daati lbaari summa salaamun ala almuxtaari bazri lwujudi markazi lasraari sirri shuuni majmaci lanwaari adu ilahi samada latifa yaxfazu ltalida wa tarifa Cheikh Ousmane waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jaar ci yow di nuyu téléspectateurs yi ànd ak ñun yëpp ci biir ak biti réew yëpp di la ñaan nga may ma mu nuyu ni ko sëriñ bi ubbee léegi ziyaara suñu xalifatu saaxibil fayda Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane ko ñaanal yàlla wér ak kàttan te yàlla saxalal ko di ziyaara mboolem njaboot gi Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh al Islam Cheikh Mahamadul Amin nga xam ne ñëpp a ngi koy xaar si gàmmu gi naka noonu it al imaamul akbar lil fayda tijaani al uzma Seydi Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Cissé di ziyaara kilifa diine yëpp ci àdduna bi ci réew mi rawatina ñi nga xam ne tey yàlla màng na leen ñu gonge ko yoxi fasante ko bokk ñëpp boof góor ci bërëb bu tedd bi di bërëbu saaxibil fayda al uzma Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass maa ngi gërëm Walfadjri ci tàmbali bi commencé ci suñu kilifa Cheikh Sir Mouhamadou Lamine ak techniciens yi ko jàppale di leen ñaanal yàlla tawfiq daayiman wa abadan. jërëjëf Cheikh Ibrahima Ba Cheikh Babacar Abdoulaye Niass ñu toll ci jamono yoo xamante ni itam ni ko lislaam baaxoo rek ci doxinam mu ngeeg dooleem waaye du ñàkk mukk yoo xamante ne day ñëw di jéem a dal wala muy wut buntu te nekk loo xamante ne mag ñu baax ñi daaw nañ koy feggu ci ay fànn yu bëri Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nag béy ci waaru yaatu woo xamante ne bàyyi na ko fi ñu koy suuxat ci crise yi nga xamante ne mu ngi dugg ci biir umma bi naka la ci cheikh bi daan taxawee ci mbind yi mu fi bàyyi waaye itam ci ay action yoo xamante ne ñëpp nemeeku nañ ko ci jaar-jaaram ngir nag feggu yooyu. jërëjëf ñu ngi delluwaat di gërëm di nuyu mboolem téléspectateur yi ñu seetaan ci biir activité réew mi comme niñ ko waxee léegi ci fan yu guddi yu barke yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci dajee pour tax fii ci plateau bi pour jéem a waxtaanee crise yi nga xam ne umma islamique bi mu ngi jànkuwante ak moom loolu dafay nekk lu dëppoo ak jamono munaasab parce que l'islam dafa nekk religion boo xam ne bii nii ñëpp xam nañ ne religion de paix de stabilité de solidarité la léegi nag ñu ngi gis ci àdduna bi partout ay conflits ay yoo xam ne da jooy askan ci l'islam lu mel ni conflit religieux ñu ngi gis li xew au Nigéria ak Boko Haram ñu ngi gis li xew ci sous-région boobu noonu yooyu yëpp li koy waral ay courant de pensée yoo xam ne yii nii yu extrémiste amuñ benn tolérance islamique soit sous prétexte
que ne loolu ñoom ñi ngi inspiré wu ci l'islam alors que loolu lu amul benn exactitude surtout nag ak manipulation bi nga xam ne mass médias occidentaux yi ñu ngi koy utiliser di instrumentaliser yooyu pour coller ko l'islam ba nga xam ne àgg nañ ci tey foo xam ne boo tuddee l'islam rek surtout ci Europe rek ñu bëgg ko coller ak terrorisme stable intolérance te loolu yëpp dara nekkul ci fondement ak base de l'islam le fond de l'islam crise bi nga xam ne nag moom la umma bi défi bi doonul ci principe bu doctrine l'islam ci doctrine bi mais au contraire ci comportement wu certains groupes musulmans ñuy wax ne musulmans ñun duñ takfir benn communauté benn taïfa mais li am ba am mooy ne l'islam dafa nekk une religion de paix te ni mu ko véhiculé woo ci ses fondements base yi nga xam ne mooy source fondamentale de l'islam muy le Coran et la sunna yëpp gis nañ ci ay principes yi nga xam ne moom lay l'islam di jàngale lu ci mel ni li alxuraan wax ne ku rey benn bakkan mi ngi mel ni yaa ngi rey toute l'humanité te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk gis na ne mbooleem conflit yi nga xam ne jàkkaarte na ak moom yëpp après plus d'une dizaine d'années bu mu amee profil boo xam ne jàmm rek la doon woote di woote l'islam mu sa utiliser arme ba bañ dalee ci kawam nag mu jot ndigal ci boromam nee na défendre loolu légitime défense lañ ko mën a tuddee moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mës ta nekk dans une position d'agression li anna nabiyya dahra ma ghaza bala sadda udwana moom mës ta nekk toujours ci position bi mu daan nekk ci légitime défense la dañ koy attaquer mu défendre kooku nag mënuñ wax ne religion de violence la d'intolérance wala d'extrémisme crise yi nga xam ne nag mu ngi am tey umma islamique bi di confronté wu ak moom dafa nekk base bi de crise morale crise d'identité perte de repère d'identité des musulmans yu bëri moom moo dajale moo tax moo waral lu mel nii mais nag loolu boo ko gisee rek dafa fekk ne dañu sori li nga xam ne mooy le véritable message de l'islam la substance la quintessence de l'islam xam nga l'islam c'est une religion de 3 dimensions diine la boo xam ne ñetti dimension la am muy islam iman ak l'ihsan te l'ihsan mooy niveau bi gën a élevé loolu moom nga gis ñi ñuy accuser ne ci bid'a lañ nekk comme ñi gàmmu tey wala di soobu yoonu boo xam ne bii nii dañuy purifier seen fort intérieur ñu tuddee ko nu la neex tazkiyatu nafs purification de l'âme tuddee ko soufisme tasawuf mais li am ba am mooy ne l'essence de l'islam loolu dafa mus a nekk avec l'islam avec la naissance de l'islam muy tazkiyatu nafs ci hadis boo xam ne bu siiw la ñu tuddee ko hadisu Jibril nga xam ne dañ ci nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam un jour dafa toog ak ay communauté ci saxaaba yi mu am un homme habillé tout blanc kenn xamu ko ci tund woowu mu ñëw sukk ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koy demander la définition de l'islam mu jox ko avec les 5 piliers de l'islam bi mu paree mu laaj ko iman les dogmes de l'islam mu jox ko les 6 dogmes que nous connaissons dama bëgg a guddal ci côté boobu mu wax ko l'ihsan mu wax ko tamit maanaam ngay jaamu sa borom comme yaa ngi koy gis mu définiral ko luy signifier donc la certitude te foo fekk ñooñu nag ñi nga xam ne dem nañ ba accéder à ce niveau doo leen gis mukk ñuy exploser taal bombe wala ñi gàmm doo fa fekk mukk ñuy taal bombe donc lu tax lu mel ni comme gàmm comme rencontre yu mel ni tey mën a nekk une solution à la crise bi nga xam ne moom la umma islamique di confronté wu mooy ne dañuy jàngalaat les enseignements du prophète paix et salut sur lui ses nobles caractères makarimu axlaaq yi jikkoom yu mag yu kaw yi nga xam ne tolérance la solidarité le sens du pardon le sens de l'amour maanaam yooyu yëpp nga xam ne ay jikko yu kawe la c'est des nobles caractères li ko yàlla taggee war ne mooy mu ne koy nekk la ala xuluqin azim certes il est doté des plus nobles caractères sallallahu alayhi wa sallam kooku nag kuy jàngat dëgg-dëgg c'est véritable enseignement doo fekk mukk foofu kuy taal pendant comme nag lu nga wax ne ban position la Cheikh Ibrahim amoon moom dafa gisoon ne repère bi rek mooy le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que mi ngi wax ci ay bindam ci ay jàngatam naan tamassak bi azyali nabii mutaabian muhdathatuhu tamassak bi azyali nabii
mutaabian mazahibahu fal muhdasatu falala tamassak bi azali nabii mutaabian mazahibahu fal muhdasatu falala mu ne nañ jàpp bu dëgër ci sembaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di topp ay mazhabam ses principes sa fondement ba bàyyi nag ay yu sos yi nga xam ne ay bidaala yu dàq yu dañ bañ a sos dara wax na ci foofu ci biir wax ji côté boobu bay wane ne fa ma nappli yoonun aw leninun wa markasun bi muhan ilayhim xalli an ka xabala kitaabun min allahi aljalili jalaluhu qadimun wa baqin laa yaxaafu zawala foofu da nga dégg mu wax ne muy wane ne même le code napoléonien de Bonaparte wala la révolution bolchevique ci jamono yi muy wax loolu ci dans les années 60 xam nga boobu loolu moo nekkoon d'actualité kuy wax ci boobu ne ñooñu ci ay bobaar lañ nekk idéologie yooyu noonu amudoon benn fondement mais li référence bi par excellence c'est le Coran mu ne mel ni dañ ko laaj kon buñ bàyyee loolu ca lan lañ jàpp mu ne jàpp ci alxuraan diine yàlla bi mooy du dëgër mooy li nga xam ne dafay defar nit ci comportement am ba nga xam ne doo soo bëggee ban diine ngay fekk ñu ñëw fekk ñuy julli ngay def ay explosion ci moom au nom de l'islam cette religion moo tax ñu wax ne terrorisme bi amul benn religion dëkkut ci fenn ci benn kër moo xam religion musulmane wala juridique ba bañ a monopoliser parole bi lu bëri ok Bokar Abdoulaye Niass dañoo gis ne rek kon mag ñu baax ñu aussi gisoon nañ ne islam fu mu toll rek mu ngi wut solution te day adapté wu mais fexe nañ ci tarixa ak daara yi ñu doon tabaxee nit ñi di leen mool foofu bi adapté wu ci ay amortisseurs yoo xamante ne crise yooyu bu ñëwee rek joxe na exemple léegi ci wàllu terrorisme xanaa li ñu muccal ba léegi nit mën naa jàpp ne ci màggu daara yu baax yooyu nga xamante ne dañ doon yee nit ñi ci la bokk. waaw ñu ngi sant yàlla maa ngi nuyu sëñ Cheikh di jéegul sax ci yéex a nuyu bi ci rafetlu introduction bu am solo bi nga xam ne daanaka doy na émission ñu ko tasee faram-fàcce ko tinki ko dëgg la dama bëggoon nga may ma tuuti rek laata ñu ñëw ci loolu dafa am benn borom xam-xam bi ñu ko laajee lan mooy azmatul umma crise umma bi mooy lan dafa tontu woon ci arab mu ne mooy bu'dul ummati an manhajiha al marsumi laha mu ne crise du dara rek lu dul yoon wi ñu la rëddal na nga wàcc ko dem jaar beneen yoon keneen moom bi ñu ko laajee sax daf ne crise bi mooy rek azmat al wala al mutlaq ila al islam yaani manque de loyauté totale ci suñ diine ji ni ko sëriñ bi waxee léegi Cheikh Ibrahim waxoon na ne di jàpp leen ci diine ji rek ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solution mën a am muy crise bi ñuy dund nii bu ñu seetee nga may ma xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom laa bëgg tëkkale ak lenn ci waxu sëriñ bi Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñëw ci li nga wax ne mag ñi toujours rek am nañ lu xamante ne nii buñ ci ngoyee jàpp ci ci li nga xam ne mooy cosaan te cosaan gi mooy sell gi fitratallah yonent bi dafa waxoon ci xadis bu xam ne rawahu cheikhaani muttafaqun alayhi Seydina Abu Saïd al Xudri doon xadis bu raglu yonent bi junjoon ko te moom la ñuy dund fi mu nekk nii dafa waxoon ne la tatbaunna sunana man kaana qablakum shibran wa diraan bi diraain xatta law daxalu joxra dabbin la daxal tabaatumuhum fi riwayat la daxaltumuhum qulna ya rasulallah al yahud wa nasara qaala faman yonent bi dafa waxoon ne jamono ngi ñëw te mooy jamono ji jullit ñi dinañ wàcc seen yoon te mooy crise bi rek ku wàcc sa yoon yaa ngi ci crise dinañ topp ñii ñuy wax yahud ak nasara man nag mën na nekk noonu mën na nekk noonu man yahud ak nasara boo seetee ci alxuraan li ëpp ci ñoom bu koy rotal seen comportement mais jubluwuñ ci seen diine wala nangam dalee ñun sax la ñuy wax inna diina indallahi al islam waaye seeni comportement
ndax alquran moo ñu waxoon ne fa bimaa naqdihim miisaaqahum la'annaahum wa ja'alnaa quluubahum yuharrifuuna al-kalima. yahud ak nasaara seen xol dañu am xol yu woowu ku ne xam na xol boobu lu muy jur waaye itam dañuy soppi li yàlla bëgg di lay di indi seeni lay bopp di teg ngir bëgg dund. kon bu alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee ne jamono ngi ñëw di ngeen leen topp ba buñ duggoon ci paxam mbëtt ngeen dugg fa fekk leen fa ngeen topp leen fa. ñu ne ko ñan nga jublu yahud ak nasaara yonent bi ne bu dul ñoom ñan lay wax te yahud ak nasaara alxuraan wax nañu seen jikko quluubuhum qaasiya yuharrifuuna al-kalima. kon dama gis ne borom xam-xam bi nga xam ne biñ ko laajee lan mooy azma. crise daf na rek mooy wàcc yoon bi. te mooy li sëriñ bi commencé ne Cheikh Ibrahim daan na ko wax ne benn solution rek la mooy 1963 sëriñ bi taxaw na fii wala boog ci xutba jumaa gàmmu autant pour moi mu waxoon benn mbir mu jafe dafa taxawoon fii ne ayyuha saada inna al islam muhaatun bi axtaarin jasima 1963 yàgg na mu ne l'islam bii tey te boobu ba léegi ay at yu bëri jaar na fi ay problème yu bëri ñu ngi ko ëmb ñu ngi ko wër min qibali aadaihi wa xusumihi wa hum aqwiya noonam yi ak xuloowaaleem yi adversaire mi te ñun ñu am doole. texte bu am solo la ma ngi liir ci Baye Thiam Zey reprendre na ko ci téeréem bi nga xam ne ci la wax rôlu sëriñ bi ci biir adduna beeg biir kilifa diine yeeg yooyu waaye comme émission bi damay dem rek ca cëppaandaw ga bi muy lim mën nga ko jël sax ne mooy résultat wu crise yi waaye mën nañ jàpp tamit ne facteur u crise yi la tamit ci sama dégg-dégg parce que dafa waxoon ne atabshirul masiix yi mooy ñi nekk ci yeneen diine yi te bëgg ñeneen ñi bàyyi l'islam bu fekkee mën nañ tuddee ñoom lañ nekk diine mu tegoon ci Israël ku ko wax di nga wax problème mu Palestine lu ñoroon sëriñ bi la mu teg ci wal istimaar mooy colonisation ku ko wax tey wax nga problème Afrique yëpp mu tegoon ci aladinia communisme yi nga xam ne gëmuñu diine mu tegoon ci wal firaq ad dalla groupe wala xeet wala pàcc yi nga xam ne ñu ngi ci l'islam te teguwuñ ci yoon te sëriñ bi ñëw na ci léegi ñi nga xam ne tey ñu ngi weddiloo ñu bari ci diine ji ñu ngi xeex ndax teg ko ci ay dégg yu xam ne wérut waaye sëriñ bi dafa waxoon nag ne mu ne wal xatul ak problème yooyu ak firaq daal la yooyu am na lu leen gën a dangereux lu leen gën a doy waar ci kaw umma bi mu ne xaytu nara cheykhan yatbauhu xalqun kabirun bismi diin wa kullu tasarrufaatihi fi hadmi qawaid al islam bi ma gisee lii dama ne woon sax ci téere bi sax ci discours sëriñ bi dama ne woon dinaa ko vérifier dama yàlla baal dama ne woon xoolal sëriñ bi ni mu jiitoo woon jamono dama ne woon ndax sëriñ bi moo ko wax ndax caalit moo tax ma di ko wax waaye sëriñ bi li mu wax yëpp sax ñun mënuñ ko dégg mënuñ ci jot dafa waxoon ne mu ne li gën a dangereux nag yooyu ma waxoon la évangélisation fekk noonu lañ koy waxee problème Israël colonisation communisme xeet yi nekk ci l'islam école yu fasante ko yi mu ne li ko gën a garaaw nag mu ne mooy ñuy gis kilifa guy mbubboo diine mbooloo mu bëri topp ko mu ne def ko mboolem comportement bu xëyee suba ak ngoon li muy liggéey yëpp mooy mabbu l'islam sëriñ bi muy wax lii mën nañ ko jàpp ni ma ko waxee comme ay crise mais mën nañ jàpp it ne résultat la ci crise yi am maanaam crise yi tey bokk na ci di ko sëriñ bi waxee Cheikh al Islam mooy wax 1963 ci xutba gàmmu mu ne problème yi li ci gën a rëy ci biir umma bi tey mu ne mooy ñu gis ñuy mbubboo diine sëriñ suñ ko mën a tuddee noonu wala kuy sëriñ lu waaye sëriñ sax bakkan naa ne du am comportement bu dul l'islam wa kullu tasarrufatihi fi hadmi qawaid al islam te tool tey xoolal bi ko sëriñ bi di wax 63 ak léegi yàgg na ëpp na juróom benn fukki at juróom-ñaar fukki at sax lañ lu ko jege te tey loolu la ñuy dund muy benn ci crise yi gën a bari yi gën a sonal
ndaw ñi mel ni man ràññeewuñu xob ñax mu woomeek ñax mu tooy mi ba nga xam ne tey loolu réeral nañu bëree bëri li nga xam ne côté terrorisme beeg sëriñ bi wax na ci muy côté international bi mais tam pour parler objectivement et sincèrement ci biir réew mi tey gis nañ ne loolu crise bu rëy la ñu bëri ñoo xam ne tey nit ñaa ngi leen topp te waxu sëriñ bi lay wax nit ñaa ngi leen topp ci mbiru ci mbubbam diine leen jox seen i alal du ñu lekk du ñu naan jox leen seen i temps te la ñuy def lépp l'islam amul ci dara loolu benn ci crise yi nga xamante ne ni sëriñ bi teeloon na ko wax fii wax ko ay ñoñam wax ko it adduna bi yëpp ñu dégg ko waaye mu bokk ci résultat yi nga xamante ne ni tey ñu ngi koy dund muy crise yi nga xam ne tey ci sama gis-gis man yi gën a sonnal ndaw ñi tey ci la bokk Cheikh Ousmane. Cheikh Babacar Abdoulaye Niass kon buñ daan wut tey buntu dañ gis ne mag ñi ñoom bind nañ ba fi yéen ñaar yëpp ku ci nekk indi nga ci ay waar yoo xamante ne buñ ci taxawoon di béy rek lu bëri mën na feeñ comme solution kon buñ toggee tey crise boobu di am choc bi di yegg si ba ci ñun te nit ñi waroon seetiwaat solution boole ak li fi nekk tey fan lay nga yaakaar ne foofu la mbir mi dese wala kan moo ñëwul ba solution bi ñu wër mënta taxaw carrément ba nga xamante ne tiitaange bi dugg ci biir askan wi dootu ci mën a ñëw. comme li nga wax léegi. il y avait les écrits xalaat yi amoon fi ak bind bàyyi fi mais tamit nag Ousmane dinañ fàttaliku ne Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Islam Hadj Ibrahim Niass dafa nekkoon tamit ni mu nekkee woon un savant un illustre érudit noonu la nekkee woon un homme d'action. tout à l'heure sama mbokk sama xarit sama soppee Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ba mi ngi koy wax mi ngi junj mais dafa nekkoon koo xam ne ki homme d'action la muy surtout nag question palestinienne bi dafa nekkoon daf ko jëloon def ko muy son propre problème di ci poser ay actions yu concrètes di rencontrer les dirigeants religieux yi nga xam ne yi ko ci mel ni Amin Husseini archive yaa ngi fii ci kër gi yoo xam ne ay correspondance yu mu daan am ak ñoom ay rencontres yu mu daan daje ci cadre institution islamique internationale yi waaye tamit ci cadre échange entre hommes religieux mais moom dafa nekkoon nitu diine boo xam ne bii nii problème yu jullit yi daf ko itteeloon comme ni ko ni mu rotee ci xadis rek wane ne ku mbiri jullit yi itteelul bokko ci comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum kon moom Mawlana Cheikh Ibrahim nag comme ni mu daan bindee di défendre toujours la cause de l'islam noonu la daan jógee di poser ay actes yu concrets fépp fu mu déggaan crise wala conflit mu am ci umma bi daf daan soldat la mu jël son bâton pèlerin di dem di poser ay actions côté di en tant que médiateur gis nañ ko ci yoon wi du foofu waaye fii la booy fàttaliku ci code de la famille yu mel noonu contribution am foofu amoon na solo à la famille bi dégg nañ ba léegi discours bi mu ci defoon mi ci cassette yi ñu ngi koy déglu mais aussi ci biir activité Sénégal aussi parce que fu mel ni Nigéria le conflit de Biafra rôle bi mu ci joué pour dénoncer bi loolu lu historique la écrit yi mu ci doon bind sax moom il parlait de nation africaine parce que dafa gisoon ne ay problème ethnique barrières yooyu noonu warta constituer ay conflit ba Afrique pays africains yi di disloqué wu wala ñuy am ay guerre ethnique interethnique loolu moom mosu ko nangu mosu ci taxaw te def ci daan am ay position yu concrètes fexe ba buum bi nas ba ethnie yooyu yëpp léegi diine la négociation discuter loolu la def tamit apporter ça au Ghana ci ak ci Soudan ba léegi même après son école continue à jouer ce rôle de médiation de paix di indi ay ci yenn crise yi même ba ci mujj bi xewoon Soudan ci au sud Soudan le Darfour loolu gis nañu rôle lim ci ku ci mel ni Cheikh Mamoun ak ñeneen ci descendant ci doomam yi lu ci mel ni conflit bi crise bi amoon entre Mauritanie ak Sénégal dans les années 89 gis nañ son fils Khalifa Hadj Abdoulaye Niass rôle bi ci joué ak ci nekkoon na point de départ ci pour faciliter ñu bëri fii lañ doon dawee ñaari ci rëcc donc dafa nekk loo xam ne lii ni crise bu jógee rek moom dafay daf leen di dafay
dañ ci am souci dafay nekk seen yitte pour ñu fexe seet lu ñu fexe ba taay dal parce que dañu wax ne ñu ne suñu maam Hadj Abdoulaye daan wax ne ay fekk yaa ngi koy dégg rek muccoo ci waxee wax olof la mais nag lu mel ni jéem a trouver ay solution yu concrète ci crise bi nga xam ne umma bi mi ngi koy am mooy rek continuer di jouer rôle yi nga xam ne yu prépondérant yi ku mel ni Cheikh Ibrahim daan na ko def ci que ce soit dans le cadre de la Ligue islamique mondiale wala ci cadre OCI gis nañ ko même ñu ngi gis ay bu récemment ay vidéos yu génn muy participer ci sommet de l'OCI bi amoon à Rabat nga gis ne kon kii doonul woon sëriñ moom xam ne dafay jël rek toog ci daram rek di kurus mais ni mu daan defaree nit ñi roxo yi xol yi tamit noonu la doon yittewoo ci nit ñi seen zaahir pour umma islamique bi nekk benn loolu dafa mës a nekk suusam pour waxuma la nag crise yi nga xam ne mi ngi am ci biir loolu dafa ko daan tere nelaw surtout la question palestinienne bi nga xam ne wax nañ ne am na ñu bëri ñoo xam ne hébergé woon na leen ci réfugiés palestiniens yi ba am na ci ñun suuf fi nii ci armée yi ñoo xam ne fii la seen mën a jeex kooku kon dañu gis ne c'était un véritable défenseur de la paix comme ni ko l'islam dégalee mais tamit di chercher des solutions pacifiques face aux crises mais nag toujours comme ni ko sama mbokk Cheikh ba waxee léegi ne il faut que ñu fexe identifier les sources de ces crises défis yooyu noonu fan lay jógee ko bokk na li ci ëpp ay ignorance ñàkk a dégg ñàkk a jàng ak tamit pauvreté bu ëpp bi aussi il faut l'avouer nañ ko rek mais l'islam amul problème bi mooy nu ñuy appliquer mettre en pratique en application ces enseignements ces principes et pratiques de l'islam loolu mi ngi des tamit ci musulmans yi ci population yi mënuñ àttee l'islam ses valeurs ses principes à travers certains musulmans certains groupes de gens qui ont une compréhension erronée du véritable message de l'islam loolu tamit mënta il faut que ñu delluwaat ci sources yi fondamentalement comme ni ko Cheikh Babacar fàttalee sànq ci wàllu diplomatie boobu nga xamante ne dimension internationale lu Cheikh al Islam aussi feeñ na ci teen yi mu gas ci biti ñu bëri dem nañ naan fa mu yomb ci ñoom lool yéen jàng ngeen ca Soudan loolu nekkoon lu ñu mënoon exploiter aussi ci solution globale boo xamante ne mën naa ko fekk crise yooyu. ni ko sëriñ bi waxee léegi Cheikh Aboubacar naar yi dañuy wax ne fahmul mushkilati juz'un min haliha maanaam xam problème bi mooy li sëriñ bi tëjee léegi ne source yi war nañ ko xam problème bi boo ko xamee boo diagnostiqué sa jàngoro sa feebar am nga genn wàllu solution sëriñ bi yàlla daf ko baaxee woon ci buntu wa allamnaahu min ladunna ilman wa kawnuhu waarith muhammadi mu jiitu woon jamonoom ndax kaana fardan jaamian diplomatie boobu bi mu koy wax ak nga wax ci léegi dafa teew léegi ci sama xel Mouhamed Fayiq moo doon directeur cabinet Jamal Abdou Nasser nekkoon na ministre de communication nekk na daal poste yu bëri mais indépendance Sénégal 60 nee nañ dafa ñëw Sénégal ñu yónni ko mu ñëw teewal fi bi mu ñëwee sëriñ bi teewoon na mu seet si sëriñ bi fii dañu wax ne Mouhamed Fayiq bokk na ci li ko yéemoon ci sëriñ bi moom niveau la waxee ku nekk sa niveau ngay déggee ngay waxee Mouhamed Fayiq dafa wax mu ne li ko gënoon yéem ci sëriñ bi mu ñëwee fii ci néegu banqo bi à l'époque 1960 mu ne ci kaw lalu sëriñ bi dafa gis ay journaux yu bari yoo xam ne ñu ngi leen di produire Égypte boobu mu ne même ci biir Égypte am na ñoo xam ne amuñ jot wala amuñ possibilité wala amuñ culture sax di jënd journaux yi di ko lire mu ne sëriñ bi fii ci Afrique gu sore gi Afrique gu tumuranke xam-xam bu jamono jooju moom nu mu def ba am yitte ak moyen ak possibilité bay jël journaux yooyu di ko lire fii nii mu tegoon ci mu ne it ndeke sëriñ bi day déglu idaatul arab wala BBC jamono yooyu rajo yi doon wax ci arab ay waxtu yu bari bokk na ci li mu wax mu ne bi mu demee sax wax na Abdou Nasir loolu début bu am solo la woon ci relation sëriñ bi ak Jamal Abdou Nasir
dale inayatullahi moo ko jiitu sëriñ bi li muy jëf yëpp mu ngi nekk ci wasnail fulka bi ayunina la yàlla waxoon yonent yàlla Nuux defaral rek ñun ñu ngi taxaw di xool sëriñ bi yàlla ko doon fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu man yuridillahu bi xeyran yufaqihu fi diin waaye li ma bëgg wax foofu mooy sëriñ bi dafa toppoon jamono ni ko Cheikh Aboubacar waxee toogutoon rek fii ay conférence ñu war koo déedéet dafa boole woon yëpp chumuliya la ko yàlla baaxee woon mu doon xool l'islam politiquement économiquement militairement socialement et cetera et cetera et cetera waaye sëriñ bi it yàlla mayoon ko lu am solo xam naa dama taalibe yi jégal li ko yàlla mayoon yëpp lu am solo la waaye ñu dégg ma dama gis it benn bindkat arab mu ne bokk na ci suñu crise yi ñu gën a sonnal li ñu teg crise bi mu ne azmatu ghiyab al aqliya an naqdiya xam naa su ma ko mënee wax ci tubaab mooy absence mentalité critique ak it mën a dund ak yeneen écoles yi mën a dialoguer ak yeneen écoles yi boo xoolee sëriñ bi de manière ramassée fii Moussa Sadr di chiite bu mag ci monde chiisme ñëw na fii sëriñ bi wax ak moom déglu ko sëriñ bi it wax ko Cheikh El Azhar école sunnite bu mag ñëw na fii wax ak sëriñ bi déglu ko Yaakub Gaawoon bokkuñu diine ñëw na fii wax ak sëriñ bi déglu ko tey am na yu ko jiitu yu bëri loolu mën nga cee dem lu bëree bëri ba ci Marshal Tito communiste ca congrès ba ca Ghana sëriñ bi wax na ak moom mu déglu ko sëriñ bi wax ak moom mos naa dégg benn te mën naa ko tudd oustaz Mouhamed Lamine Darame ci 2S laa ko seetaan mu wax bu am solo bu jar a bàyyi xel jàpp naa ne taalibe Seydi Hadji Malick la mbokk mu am xam-xam la mu baax miinu ma ko sax wax dëgg yàlla ñaari yoon laa mos a dajeek moom Makka ci lu gaaw waaye mu wax bu ñàkk kiñaan bu jar a bàyyi xel dafa wax ci 2S ma di ko seetaan mu ne suñu bàyyi Alaaji Ibrahima Niass yàlla mayoon na ko lu xam ne tey ñëpp war nañ ci bàyyi xel xoolaat ko jàngataat ko ndax ñu mën a am jàmm génn ci crise yi mu ne mooy ouverture culturelle yàlla mayoon na ko mu mën toog ci benn taalibe ci benn table ak ay chia ak ay sunnit ci école yu fasante ko sufiyanke yi communiste yi chrétien yi waaye duñ jeexital ci moom dara par contre ñu ci bëri balaa ñuy jógee ca table jooja dana am lu ñu yëg ñu bëri fa lañ jaaree bàyyi pas-pas ya ñu jàppoon Oustaz Braham Diop dégg naa ko mu ne Marshal Tito ba mu dajeeg sëriñ bi ci Ghana sëriñ bi wax na ak moom di wax ak moom nee na Tito ku raglu woon Oustaz Ibrahima Mahamad Diop Allaahu yarhamu ci làmmiñam laa ko déggee mu ne Tito mujj na sax dóor sëriñ na ma yàlla baal jege sëriñ bi te ko loxo ne ko kon sëriñ bi xam nu mu ko waxee woon ci baatu sëriñ bi ndeke kon during the day we are all brothers kon ndekete ñun bëccëg bi yëpp ndeke ay bokk lañ war nañ mën a dimbalante kon sëriñ bi yàlla bokk na ci li ko yàlla dimbale woon mooy dafa amoon ouverture mooy xabulul aaxar nangoo déglu keneen ki nangu dialogue waaye itam nangu toggoo coono ni ko sëriñ bi waxee dem fu nekk te loolu moom xam nga ne nit ñi mën nañ cee wax ba bët set bokkoon na ci solution yi mu waxoon nag ci gàmmu fii 1380 ci gàddaay gi dafa waxoon ne axrij ci benn xitaabam damay tënk imaam Cheikh Ahmad Tidiane Cissé ataalallahu umrahu ci téere bi nga xam ne ci la dajale lenn ci waxi sëriñ bi muy saadatul anam ci laa jëlee wax ji sëriñ bi dafa waxoon ne axriju min qulubikum al afatayni allatayni sababata lana taqahqura wa guthaan aw wasirna guthaan ka gusaa seyli wa huma hubbu dunya wa karahiyatul mawt crise bi ñu nekk mooy ne dafa ñu yóbbu ginnaaw sëriñ bi nag nee na woon lim gis nag ne moo ñu yóbbu ginnaaw ca jamono jooja 1380 te muy lu valable ba léegi mu ne ñaari gaaf yi la yi nga xam ne ñoo tax askan wi baatu askan wi nag man dama koy bañ a tudd ndax politiciens yi baatu umma bi mooy ne xubbu dunia wa karahiyatul mawt te mooy ba léegi mooy delluwaat ci hadis bi ma ubbee woon sëriñ bi yàlla dafa ko joxoon dégg ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu xóot mu ne bëgg àdduna buñ ko waxee rek
mooy xaabaabal ci ba li yàlla santaane la waajo waxoon ne al azma mooy al bu'du an al manhaj wa karahiyatul mawt bëgg dundu nam ko waxee woon ci léegi ku toog di woote lu xam ne bëgg dund rek moo tax nga di ko woote waaye yàlla amul ci dara yonent bi amul ci dara Sénégal amul ci dara yow mi ngay woote sax amoo ci dara moo tax sëriñ bi ne maa ngi leen di ñaan fii la ko waxee woon ne génnee leen ci seen xol ñaari gaaf yi nga xam ne ñoo tax ñoom taqaxur mooy ku dellu gannaaw ba ndeteerlu sëpp jaleñee gannaaw mu ne ñu ngi mel ni ñax mu wow wala furit amatuñ benn njëriñ te li ko sabab rek mu ne mooy xubbu dunya wa karahiyatul mawt mooy bëgg dund rek sëriñ bi mu koy wax fii te joxe woon na solution bu rëy ci waxam jooju Cheikh Ousmane ñu delloowaat Oustaz Aboubacar. Abdoulaye Niass ci kàddu yu mujj yi nga xamante ne moom nga nar a dénk askan wi jëm ci crise yooyu solution yi nga xamante ne kii di Cheikh al Islam indi na ko mu ngi ci téere li ci Cheikh Ibrahima Ba tënk lu am solo la ci fan woowu itam mu am ci yoo xamante ay orientation la te amoon nga itam yéene àgge ko ñi nga xamante ne tey ñoo jànkonteeg loolu te itam solution bi nekk ci téere yi te ñu war cee delloo. rejoindre rek sama bokk sa Cheikh Ba ci li mu wax ci Cheikh Ibrahim Niass ni mu nekkee woon un homme ouverture d'esprit bi mu amoon daf ko cumulé woon ko boole woon ak ce que li ñu doon wax la diplomatie parallèle boobu noonu comme solution aussi ci yenn crise yi doon am ci conflit yi doon am ci entre réew yi mais surtout nag ci biir umma islamique bi moom vision dafa sori woon yemale ko woon rek ci umma ci Sénégal kese c'était un grand patriote nag ku bëggoon réewam la lépp luy njëriñ rek feeñ na ci ay bindam ak ci ay waxam ci lu bëri Sénégal ngay gis mu njëkkee ci doog a wax ci biti waaye itam nag terewul dafa nekkoon un pan-islamiste nekk un panafricaniste itam bu bare ci Sénégal l'islam lu ko ñoroon la ak jullit di fu ñu mën di nekk mais Afrique nekk benn tamit lu ko ñoroon la te bu ñu waxee benn mooy fexe ba crise ak conflit yi dem féetee boor demee de l'autre côté loolu nag li mu ci proposé toujours comme solution mooy am esprit de tolérance moom waxoon na ne l'islam dafa tënk mbiram jàmm paix parce que bu jàmm amee rek crise dootuñ waxati crise moom daf ne jàmm bi doomu aadama bi surtout jullit bi mi ngi nekk ci diggante ñaari mbir jàmmu boromam ci julli moom ni mu ko tënkee mooy jox sa bopp sa borom moom jeex tàkk am jàmm tamit ak nit ñi ak mbindeef yëpp moom nag gis-gisam dafa sori woon ba transcender woon le cadre purement seulement islamique humaniste la woon bu mag loolu nag dafa nekk loo xam ne luñ war a jéem a jëlaat la delloo siwaat ko comme ni ko Cheikh Ba waxee léegi ne dañ war a dellu siwaat nag pour jéem a am esprit de tolérance boobu le sens de pardon de l'amour loolu dañ ko daan gis mu koy bind lu bëri ci ay lettres ay correspondance am ñi nga xam ne au début de son mouvement daawa bi mu doon oote daan na jànkuwanteeg ay jafe-jafe yu bëri ñi leen daan attaque yu nekk mais lim daan dénkaane rek mooy muñ ak pardon l'esprit de sens de pardon waaye tamit nañ fexe ba xam dëgg-dëgg le véritable message de l'islam les véritables enseignements de l'islam doonul rek lu superficiel ça ne se réduit pas à un accoutrement l'islam du accoutrement kese maanaam sol ay yére yu gàtt rek wala jël ak sikkim bu gudd ku wax baatu seede ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ngeen bokkul gis-gis point de vue divergence bu ngeen bokkul dëgg-dëgg rek da nga ko war a attaquer da nga ko war a del parce que taal bomb ci jàkka fu ñuy jullee au nom de l'islam loolu kenn mënu ko comprendre kon nag esprit de tolérance boobu ak de modération surtout juste milieu ci lépp loolu moom lay l'islam di woote te Cheikh Ibrahim moom enseignement de l'islam yi rek la doon jël di ko mettre en pratique te lii occasion la lu mel ni gàmmu li ñuy waxtifaal di dajewaat di fàttaliwaat ci diine ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu mag yooyu noonu nga xam ne moom rek doy na comme exemple ci tolérance ak ci pardon ak ci jàmmoo ak mbindeef yi parce que biñ ko laajee ban diine moo gën mu ne mooy nga siiwal jàmm di siiwal nuyoo di leele ñam di
afshu salaama wa tuti taama bu ko defee da nga nelaw ci jàmm am sa jàmm bopp loolu nag kon moom la ñuy fàttaliwaat rek di wane ne daal l'islam mooy solution wu crise yi àddina bi tey di jàkkaarloo mais nag il faut que ñu comprendre son véritable message. Cheikh Babacar Abdoulaye maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant équipe technique yi jiite ko di Charles René Fall Sëñ Saliou Bey Abdoulaye Top Yaya Gissé Alassane Ba Mamadou Matar Sarr ñoom Ousseynou Sall ak ñoom Moustapha Bari ñëpp ñoom ñu teewee waxtaanu tey bi nga xam ne mooy équipe Walfadjri di ànd ak yéen rek ci ay waxtaan ci mawlud bi fii ci Medina Baye ci kanam tuuti ci Medina Baye nga xam ne itam Cheikh al Islam lu bari la fi bàyyi loo xamante ne dinañ ci bëgg di xuus rek ba itam jukki ci loo xamante ne ay kàngam mën nañ koo indi bi askan wi gën cee jëriñu ndax géej la goo xamante ne tànk du ko jeexal waaye itam ku ca naan itam di nga mën a mandi te itam loolu la solution itam foofu lay génnee kon ñu ngi gërëm di sant bu baax fële ca Dakar itam Cheikh Tidiane Ndiaye ma ñu koy teeru ci régie bi di gërëm di sant ñu daan teewlu mbokk yi ci kanam tuuti yeneen waxtaan incha allah wasalaam